jërëjëf Papa Lay jërëjëf bokk yi nga xam ne noonu topp ci waxtu wi itam asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéenay jukkil leen xabaar yi. Maodo Faye juróom fukki nit yoo xam ne yu yees yoo xam ne wax nañu wopp ji alawti ku waat na leen fii ci biir Sénégal am ci ñeent ñoo xam ne ñii daanaka ak wàllante la Parcelles Assainies am na Médina am na Guédiawaye ak Touba daañ ci toftale itam juróom it yi nga xam ne wax nañu ne ñoom itam ci lañoo nekk ci nekkin woo xam ne wu ànd ak Qatar la daañ ci déglu kii nga xam ne moo di Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci bisu tey bi ni mu dikkee ci yëf yi Covid 19 bi xeex bi ñu koy xeex ba tey itam kii nga xam ne itam xam-xam wàcc na ci wàllu wàllante ci ay ñi nga xam ne doomu jàngoro yi dañuy dal ci seen kaw itam te mu nekk tamit ci fële nga xam ne moo di UCAD moom di Louis Fortes ne daal itam mbir yi fi nu toll nii daanaka sax day dem a dem ba mbir yi da ak dancaloo wala tànkaloo da ci daal dama ko raj la noonu ndax nit ñu takku ni su fekkente ne kaay yi dafay gën a wéy daan ci dikk léegi tawat ji ba léegi fi nu toll nii ci Ndakaaru ak li nga xam ne moo ko gétti ci banlieue bi Kër Massar itam fi nu toll nii fan yële amul woon benn koo xam ne kii bopp yi dal na la fi nu toll nii amaat na ñett ñu yees ñoo xam ne am na fa tamit Guédiawaye itam fi nu toll am toll nañ ci fanweer ak juróom benn daañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi daañ ci toftal itam li nga xam ne moo aju ci xabaar yi ciy génn ci wàllu net bi ak itam daal yu ci bëree bëri sa ñaar du nekk dëgg ñi nga xam ne dañuy wax rek te xamuñu yëf yi nu mu tëddee ak itam OMS li mu ci wax daal ci dikk léegi ci wàllu tënk yi marché yi ñu tëj itam waa INACO ne waaw day naam waaye nag itam bu préfet bi defee loolu itam grande surface yi itam yu ci bëree bëri fi ñuy jaay war na ko mën a tëj daañ ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye tey jii la juróomi fan ci weeru mai dëppook talaata Sénégal nekk ci jamono yoo xam ni wopp ji nga xam ne moo di Covid 19 dafay daanu si bisu tey bii naka la yëf yi tëddee Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci talaata tey bii di juróomi fan ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak juróom-ñett dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji. ci yooyu juróom fukk ak ñeent moom tudde nañ ko contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi koy saytu te di ko topp ñeent moom la ñuy tuddee yu jógee ci transmission communautaire maanaam mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll te ñu ngi toll ci diggante fii ci Dakar ci Médina fii ci Dakar ci Parcelles Assainies fii ci Dakar ci Guédiawaye benn ñoom ñëpp bu si nekk benn et ci Touba am na benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di faj juróom fukk ak juróom ci ñoom saytu nañ leen kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróomi cas grave ñu nga tëdd fee ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo fa des ñu leen di faj seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan ni ñu leen ko waxee démb Sénégal enregistré waat na fukk ak benn nit yi nga xamante ne ñoo génn àddina ministère de la santé action sociale ànd ak ñëpp di ko jaar ay mbokkam ak askan wi yëpp di ñaan yal na ko yàlla xare àjjana ci bésu tey bii doole ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir Sénégal ba léegi ñu ngi junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañ cee génnee ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yi nga xamante ne wër nañu kenn gisatul si ñoom doomu jàngoro ji fukk ak benn gaañu nañ ci benn delloo nañ ko ca réew mu jóge woon ci loolu mu ngi des fii ñu leen di faj ci lalu hôpital yi juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellooti di ñaax askan wi ñuy gën a dooleel li nga xamante ne mooy fexe ba mbas mi du yokk di wàllante ci suñu dëkk génn fii ba faw ci loolu tamit ñu ngi dolli ne ñi nga xamante ne mooy suñu mag ñi suñu yaay suñu papa yi suñu tante yi dañuy wax personne âgée ñi nga xamante ne am nañu ba weesu juróom-benn fukki at ñu ne lépp lu mu ñu mën a def ba fexe ba duñu génn ci kër yi rawatina boo xamante ne ñu ngi doxaaleeg li ñuy wax affection chronique mooy feebar boo xamante ne dafa yàgg ci ñoom wàññi li nga xamante ne ñu ngi koy génn te di gën a def li nga xam ne mooy geste barrière mooy lépp lu nga xamante ne bu ñu ko defee feebar bi du ñëw ci yéen ci ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. li aju ci li nga xam ne moo di Covid 19 bi ba léegi itam ak ni muy gën a yokkoo ak itam contact yooyu ñuy wax kii xam-xam màcc na ci wàllu ñaari doomu jàngoro ji ni muy jële ci nit di wàllanteeg yu demee noonu la di Louis Fortes doon waxtaan tey jii ak El Hadji Malick Ndiaye ci mbir yi ni mu tëddee ñu déglu.
bu ñu xoolee augmentation de cas yi ñu ngi ci 30 cas 80 cas donc en moyenne ñu ngi ci à peu près 60 cas tous les jours donc bu ñu ko multiplier par 10 su may wax noonu rek même pas pour les prévisions on va dire peut-être on va avoir 600 cas d'ici 10 jours mais sans compter que cas confirmés yooyu tamit mën nañ ñoom ci seen bopp am yeneen ay cas contact donc augmentation de cas fii ak diiru fukki fan mën nañ jàll ci 800 voire 1000 cas junni cas waaw fii ak boobu. yokk bi xam naa lu tax mu gaaw parce que bu ñu xoolee léegi feebar bi dem na ci population bi nit ñi nga xam ne bu njëkk bi feebar bi door a commencé peut-être benn nit bu feebaree dañuy xool ne peut-être 5 contacts rek lay am mais feebar bi léegi dem na ci population bi te gis nañ Sénégal ñun nu ñuy vivre da ngay gis benn nit nekk na en contact avec 50 personnes wala avec 40 personnes ci 50 yooyu dina am 24 yi nga xam ne dinañ développer maladie bi loolu dina expliquer une augmentation du nombre de cas mais également cas communautaires yi parce que cas communautaire bi balaa ñu koy diagnostiquer boo moytu jot na lawal feebar bi fu nekk moom ci boppam xamul fan la ko jëlee ba pare avant ñu koy diagnostiquer peut-être am na ñeneen ñu mu wàll loolu yëpp dina expliquer augmentation wu cas yi. ndax loolu indi saturation ci hôpitaux yi. loolu kañ dina indi saturation ci hôpitaux yi su ma xoolee ñun ci hôpital Dalal Jàmm ci ñetti fan recevoir nañu parfois presque 100 patients loolu mu nekk lu bëri donc loolu moo tax ministère de la santé par rapport ak saturation au niveau des hôpitaux réfléchir na pour mën a xool yan est-ce que malade yi am Covid 19 yëpp dañ leen war a ci yóbbu ci hôpitaux yi léegi réfléchir nañ li ñu décision bi ñu jël mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi dañuy xool ñi nga xam ne que képp ki nga xam ne da nga amee yaram bi dafa tàng wala da nga am problème mu noyyi wala da nga am beneen feebar bu nga xam ne daf ci lalu diabète wala tension ñooñu wala jigéen bu wérul ñooñu dañ leen di yóbbu ci hôpitaux yi mais ñi nga xam ne que dañu amee feebar boo leen waxee sax dañu am feebar bi sax duñu la gëm parce que dañu ne man aw moom ma dara ki nga xam ne dafa asymptomatique amul benn symptôme kooku bu boobaa dañ koy yóbbu ci structure yi ministère de la santé choisir ñu leen surveiller def leen contrôle ba ñu négatif mais du tee même bu ñu leen yóbboo foofu il faut ñu assurer tamit minimum prise en charge médicale parce que xam nañ ne am nit mun na am forme bu simple jékki-jékki rek tableau bi garaaw bëriwul certes mën na nekk ci fukki nit bu ñu xoolee ci 100 personnes nit mën na am forme simple ci 100 voire 20 personnes mën na jékki-jékki évoluer nekk garaaw ñoo ko déggandoo tawat ji ba léegi ci Ndakaaru ak li ko wër Kër Massar fan yee amul woon kenn waaye jamono bii nee ñu am na ñett ñoo xam ne ñii ci ay contact ñu ngi leen di bàyyi xel ñu foofa Géejawaay moom àgg na ci fanweer ak juróom-benn yoo xam ne yii wax nañ ne gàddu nañ doomu jàngoro jooju la El Hadji Moussa Thiam. situation mbas mi ci banlieue bi fii nag daanaka boo ko jàngat daal day yéeg ko wàcc léeg-léeg nag ñu nemmeeku foo xam ni dafay wàcc lool ci ñu jëm ñi nga xam ne nag daanaka dañoo yore feebar bi si yenn district yu bëri nga xam ni ñoo ngi fii ni ki mel la ñu nemmeeku foofee ci district yi Yëmbal foofu sax nag daanaka fukk ak juróomi cas positif yi nga xam ni ñoo ngi woon ca Yëmbal Sud daanaka kenn rek moo desandi ci l'hôpital yi ñu koy fàcc fukk ak ñeent yëpp ñibbi nañ seen kër foofee tamit lu ëppoon téeméeri nit daanaka daal dañ leen a téewoon téyenub ndégandiko di xool ndax jàngoro bee ngi seen yaram waaye jamono ji ñeent rek lañ fa téendeegum ndaxte ñeneen ñëpp jot nañoo ñibbi seen kër te ñeent ñooñee sax tey boo mooy dinañ ñibbi bu nekkee nag test yi ñuy def ci seen kaw daal wane ni doomu jàngoro ji nekkul seen yaram wuuteeg lool fi nga xam ne nag moo di Yëmbal Nord foofee nag juróom-ñett cas yi nga xam ni sous traitement la ñu woon nag daanaka kenn rek moo ci daal di wër ci district Pikine nag foofee mbir mi xaw naa yéeg tuuti ndaxte nag ci ba léegi daal ñoo ngi toll ci fanweer ak juróom-ñeent cas yoo xam ni nemmeeku nañ ko fi ni ki mel tamit la ñu nemmeeku foofee ci district bu Mbaaw foofee sax si fanweer ak juróom-ñeent yi juróom-ñett yi jot nañoo wër. ci mennum commune Mbaaw nag fukk ak juróomi cas yi fa nekkoon nag daanaka nag ñett yi jot nañoo wër ba ñibbi seen i kër. waaye nag jamono ji district Kër Massar daal moo commencé waat di ami ay cas foofee nag situation mbas mi wane woon na semaine bi wees daanaka daal lépp jeexoon na tàkk waaye jamono ji dooraat na ndaxte nag nemmeeku nañ ci ñetti cas contact yu bees ñaar ñi ñoo ngi ko nemmeeku ci samedi ji wees kenn ki nag démb la feeñ ci district Guédiawaye nag daanaka foofu fanweer ak juróom ak benn cas communautaire boo xam ni feeñ na tey lañ fa nemmeeku waaye nag ci ñu wër nag daanaka toll nañ ci fukk ak juróom-ñaar yoo xam ni jot nañoo ñibbi seen i kër ci fanweer ak juróom benn yi foofee nag lu toll ni ñetti téeméeri nit yoo xam ni dañ leen a téewoon confiné leen jamono ji nag téeméer ak juróom fukk ak ñett rek ñoo desandi
ñeneen ñëpp jot nañoo ñibbi. El Hadj Moussa Thiam moo leen jotee xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tawat ji bi ngi gën a wéy fii ni toll nii ak tam li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu Covid 19 bi ba léegi tey tamit am ci ñoom yoo xam ni daal dañuy génn ci réseaux sociaux yi di joxe ay xabaar yoo xam ne ci bëree bëri sax daanaka du nekk dëgg lem sax yoo xam ne sax mën naa lor ajafatu bëri. jamono ji nga xamante ne mbas mi ngi wër àdduna bi daanaka jafe na nga bañ a jot ci message yi nga xamante ne dañ koy transféré te mu jëm ci lu wax ci luy faj wala sax nan ngay moytoo feebar bi. waaw maa ngi ko jot comme ñu bëri nañ koy jotee mais du tax ma utiliser ko parce que du ma médecin du ma infirmier. damay wax ne amul bés bu jot te du ma recevoir ay information ci WhatsApp yu naan dafa am luy faj coronavirus wala dafa am benn professeur bu créé coronavirus ci benn laboratoire. yile message nag nga xamte ne yu ci bëri du jóge ci kilifa yi nga xamte ne ñoo gàlloo wàllu wér-gi-yaram bi daanaka ni muy lawee ëpp na li nga xamte ne nag mooy xarala yu yees yi foofu la mbir mi gën a taree ndaxte dangay jot sax message ñu naan la nga jàllale ko bile mbir nag am na ñu bëri ñoo xamte ne duñ ko mës a def ndax dañuy bàyyi xel seen wér-gi-yaram ak itam seen wér-gi-yaram moroom. en plus man du ma partagé su ma ko jotee des fois damay lire après ma supprimer quoi parce que c'est pas si wóorul. daal waaye itam bàyyi xel ci bépp jëf booy def rawatina ci jamono ji ñu tollu loolu may xalaatu ki nga xamte ne dañ koy woowee journaliste spécialisé en fact-checking di Asma Marlo ñoom ñi nga xamte ne nag bépp xabaar bu ñu jot dañ koy daal di lëñbët xool ba xam lu ciy dëgg mi ngi leeral ne mbir mi jafe na lool ci jamono ji rawatina information yi nga xamte ne dafa bëri lool jëm ci coronavirus bi. bu fekkee man def naa ay recherche mais j'ai pas assez d'éléments damay envoyé loolu si sama collègue yi foofu benn sujet buñ si travailler en groupe mooy gën a gaaw que bu si kenn nit kese di liggéeyee donc fausse information yu nekk lañuy def ci ay remèdes. ci àdduna bi yëpp xibaar yi nga xamte ne dañ koy wax jëmale ko ci coronavirus bi muy xibaar yu dëgg am déet waa OMS jàpp nañ ne dafa ëpp lool ci jamono ji ñuy woowee ko sax infodémie waaye fii ci suñu réew police nationale nag di woo sénégalais yi ngir ñu def ndànk bu baax a baax ci yooyu le message ñuy jot ndaxte lu ci bëri teguwul fenn. tëj gi ñu tëj jay marché yi maa ngi ci préfet bu Dakar wax ko itam ina ko jàppoo ne daal ñoom dégg nañ naam jëf ci nangu nañ ko itam waaye nag itam wax nañ ne rek njort nañ ne nag yeneen it daañu ci topp itam ndax nag du rek wate taxas wet Mamadou Dieng waxtaan ci ak xam si limaan woon. waaw préfet moom mesure yi mu jël ñun boole woon nañu ci concertation yi bañ demee aussi joxe nañ suñu xalaat bi ñu joxe woon nag mooy xëy na gën a yokk organisation bi fexe respecter mesures barrières yi ak yi nga xamante ne autorités sanitaires yi joxe woon nañ ko ñu jëm ko respecter à la lettre pour que comme ki nga bu ñëwee ci marché bi dina dugg ba génn te du indi benn problème ci marché bi c'est-à-dire que du fa indi virus bi du ko fa jëlee c'est ça qu'on avait proposé mais ci réunion bi ni mu tëddee xëy na li ci ëpp ñu d'accord nañ ni mesures yi préfet jël baax na mooy may ñi def commerce alimentaire 3 jours may ñi nga xamante ni ñooy def les produits non essentiels liggéey 2 jours mais xëy na ci loolu sax mën nañoo bàyyi rek def 3 jours les produits ñi nga xam ñooy def produits non essentiels ak ñi nga xam ñooy def produits alimentaires pour respecter benn équité bi waaye comme dañu nekk dans une situation de crise dans une situation de sanitaire bu xaw a doy wax ak pandémie bi moo li ñuy def rek mooy fexe ba concentré wu pour xeex pandémie bi beneen bi ci des mooy on avait demandé aussi au préfet de faire en telle sorte que bu ñu tëjee aussi commerce yi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi ñu mën a jël même disposition yi jël ci marché yi jël surface parce que on peut pas fermer les commerces c'est-à-dire que les marchés et de laisser quand même waa ñi nga xam ñoo nekk ci grandes surfaces yi ñu ubbi seen ay portes loolu dañuy gis ni xëy na dina jur ay manquement et du nekk loo xamante ni équité la. li aju yooyu tamit ci voyagistes yi nga xam ne ñoom daan yóbbu nit ñi Makka wala Umra ñoom nag ñu ngi ci ay jafe-jafe ci Covid 19 bi nag nee nag état bi ci ndimbali war na leen a bàyyi xel ndax ba mu fi feeñee ba léegi amatul lenn ci seen liggéey boo xam ne bii daanaka dox na Mamadou Gueye mi jiite mbootaay googu wax jokkoo ci Ndeye Marème Ndiaye. ñun yi nga xam ne ñun ñooy yëngatu ci wàllu aj ak Umra ñun ñooy ñi nga xam ne ñun la mbiru Covid 19 bi njëkk a daal suñu kaw parce que balaa ñuy jël benn mesure. Président de la République le 11 mars bi passé ci la ne nañu taxawal lépp loo xam ne opération la bu jëm ci wàllu aj bi ñu teg ci ñaari fan ministre des affaires étrangères baamtuwaat wax jooju te aj nekk activité boo xam ne maanaam benn yoon la ci aj bi boo ko xasee ba raté rek déwén nga koy mën a defaat
te ñun ñi nga xam ne maanaam ci la ñu nekk loolu daanaka ñu ci ëpp loolu mooy seen principale source de revenu maanaam ci la ñuy suturloo ci la ñuy fay seen i employé fay seen i local nangam bu fekkee activité boobu dafa taxaw amatul te ñoom li nga xam ne moom moo leen war wàllu local wàllu personnel wàllu facturation mi ngi seen kaw ba tey te ñenn ñi ci loolu lañ yaakaar pour mën cee suturlu kon loolu bu taxawee vraiment day metti lool ñu seetlu ni nag maanaam ni ñu ngi teg ay programme di jàppale secteur yi nga xam ne ñoom ñoo sonn ci wàllu wi te nag vraiment ba tey dégguñu fu ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci mbiru pèlerinage naam ñu ngi def ay jéego di jéem a contacter kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk autorité yooyu waaye daal fi ñu toll nii ba tey amul benn programme boo xam ne jël na en charge li nga xam ne moom mooy secteur pèlerinage bi te ni ko ñeneen ñi soxlaa noonu la ko wàllu aj bi tamit soxlaa buñ ko gënu la soxla. am ñi dañoo xëy dem jël ay avocat mu di mbootaay gi nga xam ne ñoo rek taxawu tem ñi nga xam ne ay sénégalais lañ di doomu réew mi nekkoon ci bitim réew te ñàkk seen bakkante ci Covid 19 bi ñu war leen a indiwaat fii ci biir réew mi dañuy porter plainte ànd ak seen i avocat nag jëmale ko ci état bi ndax daal ñoom la ñu waxoon ne daal itam rek ñoom dañuy tere sax ñu leen indiwaat ak yooyu néew yi ñoom nag yóbbu nañ cour bi nag am na ñaari fan ngir xool ba xam loolu nu mu koy mën a layee wala boog nu mu koy nu mu ci mën a yee yàbbi Maître Assane Dioma Ndiaye bokk na ci avocat ñooñu la jokkoo ci ak Mame Diarra Da Silva. dafa am njabootu sénégalais yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci njàqare bu rëy depuis ay weer ñu ngi bind état du Sénégal ne ko kat dañoo bëgg passeport li ñuy wax funéraire pour mun a indi suñuy ñoñ yi faatu bitim réew mais état Sénégal daal di wéy ci décision bi mu jël ne koor yooyu mënuñoo ñëw. bi ñu consulter spécialiste ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci mbiru santé ak santé publique ñoom ñëpp nee nañ koor yooyu tey am na possibilité comme ni mu amee protocole thérapeutique am na protocole funéraire boo xam ne bu ko pompe funèbre yi nekk ci réewu yooyu defee koor yi mun nañ leen a indi denc leen kenn du leen manipuler Sénégal te loolu du indi benn risque pour population sénégalaise yi donc ñooñu nag jàpp nañ ne tey dañoo am ay droit yu leen constitution Sénégal may dañuy wax droit de la personnalité boo gisee droit de la personnalité sañ nga ne man bu ma faatoo nañ ma denc fenn droit familial njaboot yi am nañ droit ne ñun bu suñ ñooñ faatoo dañ koy denc foo xam ne dañ dem di ko ñaanal mais surtout li ñuy wax sépulture digne maanaam fu ñu koy denc foo xam ne da leen di leer ne corps bi du jóge foofu mais boo ko dencee ci réew yoo xam ne dañ naan da ngay fay par weer te concession boobu ñu lay jox bu ñu demee ba am urgence mun nañ ko suli xëy na sax yóbbu lakk ko wala def ko nen loolu dalul xelu famille yi te jàpp nañ ne loolu du tax ñu mën a def seen dëy moo tax ñu décider ne tey Cour suprême may na loo xam ne boo nekkee ci urgence ak jàpp ne sa droit fondamental dañ ko salfaañe sañ nga fa dem laaj ko mu wax violation boobu mu arrêté mais mu jël mesure boo xam ne war na mun a fexe ba sa droit boobu ñu daal di ko jëmmal maanaam ci contexte bi fexe ba koor yooyu ñu def pont aérien humanitaire boo xam ne dinañ leen mun a indi ci anam yoo xam ne dinañ leen denc ci denc boo xam ne noonu la ko njaboot yi buggee te loolu kat du indi defe naa benn danger pour population sénégalaise. Sud FM ganu bés bi. kooku Louis Fortes la nekk ab docteur xam-xam màcc ci wàllu wàllanteeg yu demee noonu la ci doomu jàngoro yi jokkoo ak El Hadj Malick Ndiaye. ñu ngi ak Louise Fortes yow nag infectiologue nekk responsable prise en charge centre traitement Dalal Jàmm ca Guédiawaye nekk tamit jàngalekat ca fac médecine naka nga jàngate évolution Covid 19 fii ci Sénégal. bu ñu xoolee augmentation de cas yi ñu ngi ci 30 cas 80 cas donc en moyenne ñu ngi ci à peu près 60 cas tous les jours donc bu ñu ko multiplier par 10 su may wax noonu rek même pas pour les prévisions on va dire peut-être on va avoir 600 cas d'ici 10 jours mais sans compter que cas confirmés yooyu tamit mën nañ ñoom ci seen bopp am yeneen ay cas contact donc augmentation de cas fii ak diiru fukki fan mën nañ jàll ci 800 voire 1000 cas junni cas waaw fii ak boobu. suñu xoolee évolution Covid 19 fii ci Sénégal gis nañ ne cas yi dafa augmenté lu gaaw si ñu xoolee entre 23 ak 28 avril nombre de cas yi da jàll na ci 500 ba dem ci 800 te gis nañ sànq léegi presque on a dépassé la barrière des 1000 cas donc épidémie bi actuellement mi ngi continuer di augmenter au niveau du Sénégal. lan moo tax yokk bi gaaw.
lu koy expliquer. yokk bi xam na lu tax mu gaaw parce que bu ñu xoolee léegi feebar bi dem na ci population bi nit ñi nga xam ne bu njëkk bi feebar bi door a commencé peut-être benn nit bu feebaree dañuy xool ne peut-être 5 contacts rek lay am mais feebar bi léegi dem na ci population bi te gis nañ Sénégal ñun nu ñuy vivre da ngay gis benn nit nekk na en contact avec 50 personnes wala avec 40 personnes ci 50 yooyu dina am 24 yi nga xam ne dinañ développer maladie bi loolu dina expliquer une augmentation du nombre de cas mais également cas communautaires yi parce que cas communautaire bi balaa ñu koy diagnostiquer boo moytu jot na lawal feebar bi fu nekk moom ci boppam xamul fan la ko jëlee ba pare avant ñu koy diagnostiquer peut-être am na ñeneen ñu mu wàll loolu yépp dina expliquer augmentation wu cas yi. ndax loolu di indi saturation ci hôpitaux yi. loolu kañ dina indi saturation ci hôpitaux yi su ma xoolee ñun ci hôpital Dalal Jàmm ci ñetti fan recevoir nañu parfois presque 100 patients loolu mu nekk lu bëri donc loolu moo tax ministère de la santé par rapport ak saturation au niveau des hôpitaux réfléchir na pour mën a xool yan est-ce que malade yi am Covid-19 yépp dañ leen war a ci yóbbu ci hôpitaux yi léegi réfléchir nañ lu ñu décision bi ñu jël mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi dañuy xool ñi nga xam ne que képp ki nga xam ne da nga amee yaram bi dafa tàng wala da nga am problème mu noyyi wala da nga am beneen feebar bu nga xam ne daf ci lalu diabète wala tension ñooñu wala jigéen bu wérul ñooñu dañ leen di yóbbu ci hôpitaux yi mais ñi nga xam ne que dañu amee feebar boo leen waxee sax dañu am feebar bi sax duñu la gëm parce que dañu ne man aw moom ma dara ki nga xam ne dafa asymptomatique amul benn symptôme kooku bu boobaa dañ koy yóbbu ci structure yi ministère de la santé choisir ñu leen surveiller def leen contrôle ba ñu négatif mais du tee bu ñu leen yóbboo foofu il faut ñu assurer tamit minimum prise en charge médicale parce que xam nañ ne am nit mun na am forme bu simple jékki-jékki rek tableau bi garaaw bëriwul certes mën na nekk ci fukki nit bu ñu xoolee ci 100 personnes nit mën na am forme simple ci 100 voire 20 personnes mën na jékki-jékki évoluer nekk garaaw. Dalal Jàmm naka la prise en charge bi demee. hôpital Dalal Jàmm bu ñu xoolee ci hôpital bi nga xam ne que nombre de lits yi macha allah xaw nañu bëri parce que yokk nañ ko lu mu gën a gaaw ñu ngi ci 215 lits en tout cas ci jiiru tey xam naa ne lits yi probablement léegi au niveau de l'hôpital Dalal Jàmm am na équipe bu fa nekk déjà man hôpital Fann laa jógee déjà avant ma doon ñëw hôpital Dalal Jàmm commencé woon na déjà réfléchir pour ñoom bu ñu leen choisir comme site donc jëloon nañ déjà ay matuwaay am nañ comité bu fa nekk maa ngi profité pour nuyu sama grande sœur sama maître le professeur Fatou Samba Ndiaye donc ñoom commencé nañ ni woon déjà di réfléchir bu Covid bi augmenté Dalal Jàmm mën nañ ko jël donc man maa ngi fa dem le 26 mars lañ ma fa détaché man hôpital Fann ak équipe professeur Moussa Seydi laa bokk donc ci lañ ma yóbbu fële foofu donc préparé nañ site bi yépp def nañ ko fa tamit indi nañ fa personnel médical paramédical hygiéniste yi ñoom ñooy assurer faju maladie. ndax pic bi atteindre nañ ko Sénégal. pic bi atteindre nañ ko Sénégal loolu mënuma ci tontu peut-être fan yi passé parce que bu ñuy wax pic rek. loolu mooy cas yi bu ñu commencé ba wàccaat bu dee yéeg nañ ba ci kaw wàccaat la ñuy wax ne suñu pic de amoon nañ ko fan yi passé. dañu jeexalee li nga xam mooy coow li fi mu toll nii di waxtaan bi sax xam nga santé dafa bëri moom ay débat d'idées. ay waxtaan am solo ci intellectuels yi. am nañu wax ne fi mu toll nii jëfandikoo artémisia dafa am solo ci paj gi lu ci say xalaat yow. lii ci samay xalaat artémisia pour wax ni juste askan bi du garab bu ñuy door a xamaa Sénégal garab bu nga xam ne xam nañ ko bu yàgg moom la ñu utiliser tamit pour faj sibiru feebar bi léegi wax ji kañ mooy est-ce que artémisia mën na faj feebaru corona ou pas en tout cas gis nañ collègue yu nekk Madagascar ñoom indi nañ seen étude ne wax ne ñoom day seetlu nañ ne seen maladie bu ñu ko jëlee Sénégal est-ce que dañ koy war a utiliser nan lañ koy utiliser ci yan anam lañ koy utiliser loolu yépp il faut ñu seetlu ko bu baax a baax parce que par médecine balaa ngay wax ne tel garab moo efficace il faut nga am ay preuves yu leer kon bu boobaa nit mën na jékki-jékki rek jël paracétamol rek mu jox ko fukki nit ne paracétamol de mën naa faj feebaru corona. voilà ñu ngi sant di gërëm baax Louise Fortes nekk infectiologue nekk responsable prise en charge centre traitement Dalal Jàmm Guédiawaye nekk tamit jàngalekat te fag médecine. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence.
CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seeni liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm feebaru coronavirus mi lëmbee àddina bi yëpp daal dinay fësalit ñàkkum jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy faral di nemmeeku ci bërëbu fajukaay yi li ni mel nag daal dinañu koy nemmeeku ci bërëbu fajukaay yi nekk ci àddina bi yëpp wante nag autolikaay bii di Sud Quotidien tey ji dafa def ab taxaw seetlu jëmale ko nag ci ñàkkum jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci hôpitaux yi nekk fii ci biir réew mi autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ci hôpitaux yu bëri yu nekk fii ci mim réew amuñu plateau technique bu baax am nañu it ay jafe-jafe ngir am jumtukaay yi war ak i spécialiste li ko dalee kon tey ji autolikaay bii di Sud Quotidien dina ñëwaat nag ci jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la bërëbu fajukaay yi di jànkonteel mu daal di koy tàmbalee fii ci biir Dakar damit ba fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ndar ak tamit ci diwaanu Sédhiou fii ci biir Dakar bëri na ay bërëbu fajukaay te it li ëpp ci ñoom tamit am nañu jumtukaay am nañu it ay personnel yu xarañ Dakar daal mën nañu wax ne moom moo tane yeneen diwaan yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi ndaxte fu ci mel ni Saint-Louis foofu moom ay jafe-jafe yu tar lañu fa nemmeeku li ni mel tamit moom moo am fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Sédhiou foofu moom amuñu sax plateau médical boo xam ne nag bu war la ngir fexe ba ñii di docteur yi def seen liggéey ci ni mu waree feebaru coronavirus bii autolikaay bi di Libération du ñu xamal ne ma ngay wéy di faat ay nit fii ci même réew ndaxte démb daal am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakken ci feebar bii di coronavirus que sa njëkk mi ngi am ci lu tolloog juróom fukki at ak juróom-ñett moom ci fajar cuy la daal di gaañu keneen ki nag mi ngi am ci lu tolloog juróom-ñaar fukki at ak ñeent démb ci guddi la ñàkk bakkanam kenn ka nga dëkkoon ca Médina keneen ki ca Dakar Plateau wante coolikaay bi di L'As mi ngi ñuy xamal ne ka faatu fa li nga xam ne nag moom mooy ca Médina moom de ay mbokkam ba ñu yëggee nag li ni mel daal dañoo daal di jaaxle mu daal di leen métti te nee nañu sax benn tantam moom ba mu yëgee li ni mel dafa daal di xëm daal di crise ñu yóbbu ko ca
ca hôpital foofu it la mujjee ñàkk bakkanam culikaay bi di laas nekkoon feebar bi di coronavirus daal di nay indi ñaari dëj foofu nga xam ne moom mooy ca Médina ñi nga xam ne tey jii de dañu leen ber ngir saytu seen yaram ndax amuñu daal feebar bi di coronavirus culikaay bi di tribune moo ñuy xamal ne ña ngay tàmbale nag di bëri ndaxte fii ci biir Dakar de toll nañu nag ci téeméeri nit yoo xam ne daal ñu ngi leen yóbbu ci biir hôtel yi hôtel yooyu sax fees nañu dell ba sa mujjantal ga sax culikaay bi di tribune du ñu xamal ne dañoo mujjee jël hôtel bu mag bi di King Fahd ngir boole ko nag ci bërëb yi nga xam ne daal dañu fay yóbbu ñi ñuy saytu seen wàllu wér gi yaram culikaay bi di tribune du ci yokk di xamle ne am na ñu doon yëkkati seen kàddu di xamle daal ne war nañ cee mën a boole nag campus bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ndaxte foofu bëri na ay néeg te it jege na hôpital Fann wante culikaay bi di tribune mi ngi ñuy xamal ne xalaat boobu ñu fësal de jëmale ko ca université moom bu ñu moytuwulee dinañu ko jël teg ko fële ndaxte néeg yi nga xam ne moom moo nekk ci campus bi amuñu ay toilettes intérieures limu ñi nga xam ne nag ña ngay wér jëmale ko ci feebar bi di coronavirus ma ngay wéy di yokku culikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne démb sax ci benn fan daal dina ñuy génnee ci lu tolloog ñeent fukki nit ak ñett yoo xam ne dañoo amoon feebar bii di coronavirus ci xeex bi nga xam ne nag dañu koy xeex jëmale ko ci wàllu feebar boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite municipalité yi de ñoo ngi cee wastu seen àq bu baax a baax li ni mel nag moom moo am fa li nga xam ne de moom mooy ci diwaanu Mbaaw ko jiite di Abdoulaye Pouy culikaay bi di Le Soleil moo ñuy xamal ne moom daal di nay yëkkati ci lu tolloog ñeenti ambulance daal di koy jébbal district sanitaire bu Mbaaw ambulance yooyu dinañu ko daal di jëfandikoo su fekkente ne dañuy jëlee ay nit ci seen biir structure hospitalière yooyu ngir yóbbu leen ci yeneen bërëb ngir war leen mën a fàcc Abdoulaye Pouy yemul foofu ndaxte culikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne daal dinay jël ci lu tolloo 15000 masques yoo xam ne dina ko jébbal askan bay yeewoo foofu nga xam ne de moom mooy ca Mbaaw wante it nee na daal dina ci beral loxo ña nekk ca marché yi garage yeeg daara yi askan bay yeewoo foofu ci diwaanu Mbaaw daal di rafetlu bu baax a baax jëf jooju nga xam ne moom la seen maire bi di Abdoulaye Pouy daal di doxalee ñi nekk ci secteur privé bi di ci yëngatu di ci amal seeni activité wu culikaay bii di enquête moo ñuy xamal ne ñoom fu mu nekk ni moom dee nañu sonn nañu tay nañu la ko waral moom mooy daal ne koppar ga ñuy xaar mu war a jóge nag ci nguur gi ba léegi daal gisuguñ ci benn dërëm culikaay bii di enquête ci wàll gi ni mel sax tey ji seq na ci waxtaan ak Mor Talla Kane ak tamit kii di Sidi Lamine Ndiaye nekk directeur exécutif de l'association des professionnels des systèmes financiers décentralisés wante it ak Mamadou Dia secrétaire général UNACOIS Jàppo ak Mamadou Ibra Kane mi jiite CDEPS moom sax di xamle ne groupe Sénégal daal dinay jël koppar gu takku dénk ko nag waa trésor public ngir ñu war kaa mën a jébbal ëttub tasub xibaar yi wante ba léegi daña ngay xaar Dakar Times tey ji daal di fësal ci xëtam bu njëkk ne kan mooy arrêté nag ki nga xam ne de moom mooy Makhtar Cissé moom moomu nag moom moo nekkoon directeur général bu Sénélec laata nag mu fay jógee dafa xaatim benn contrat ak groupe liggéeykaay bii di Akilee tey jii de contrat boobu nag moom mooy ay di jàmbat Dakar Times di gis nag ne jot na ngir nag kii di Makhtar Cissé ak ñi ko jege woon nag te xaatim lépp lu jublu ci wàllu contrat boobu jot na nag ngir ñu daal di leen arrêté daal di jël contrat boobu nag négocier waat ko wante ci biir colikaay bi di Les Échos ñu ngi ñuy xamal ne cadre ya nekk ca Sénélec ñoom de daal di nañuy bind ab bataaxal boo xam ne daal jébbal nañu ko waa IGE ARMP OFNAC ak tamit Cour des comptes ndaxte la ñu bëgg moom mooy daal lépp lu jublu ci wàllu contrat boobu ñu daal di koy liññatu ci ni mu waree ñoom ñooñu sax di cadre ya nekk ca Sénélec nee nañu sax bépp contrat boo xam ne waa Sénélec jot nañu kaa xaatim ak yeneen kërub liggéeykaay nañu ko daal di liññatu ñu jeexale ko nag ak mbir bu doy waar bii nga xam ne ma nga xewee fa li nga xam ne moom mooy ca Janatul Maxwa nekk ci diwaanu Touba foofu de ab soxna su tudd Maymuna Diallo moom moo daal di soodee jëkkëram daf ko bàyyi nag ba muy daal di toog di julli mu tàngal diwlin ba mu tàng jër daal di ko koy sotti jolikaay bi di Vox Populi nañu nag jëkkëram fu mu nekk nii nag ay lakk-lakk yu métti la am ci yaram gi moom moomu nag di soxna si di Maymuna Diallo ci ab xuloo bu ndaw rek bu amoon ci seen diggante moom moo ko yóbbee ba mu def ñaawteef gi ni mel tey jii caabi féete na ko gannaaw lii moo nekkoon ba dilukat yi di gën a fës ci biir jolikaay ji ñu leen di ñaanal njeextalu bés ak jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau
potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën. Établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant. Établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. Établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa. Établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen doon may seen revue de presse. Maodo Faye. jërëjëf Papa Laye jërëjëf mbokk yi ñu doon déglu itam ñu ngi leen di jaajëfal foofu la xabaar yi bu rëy del ñaanal di jàmm.